asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Thiès sama dëkk man la El Hadj Rawane Sène ñu gën maa xamee ci Raoul di PDG bu groupe Sarafina Sénégal ñu nekk fii ci Sénégal di fi liggéey di contribuer sunu biir dëkk muy Sénégal doon ay acteur de développement démb nag ñu amoon benn action boo xam ne dañ ko defoon à travers cette grande ville de Thiès muy defoon lu toll ci 700 kits dugal ko ci jàkk yi ak jumaa yi démb ci Thiès ma ànd ci woon nag samay xarit ak samay waa entreprise bi nga xam ne ci laa bokk muy Sarafina ànd ci ak tamit benn nit ku baax nit koo xam ne tey bi mu déggee affaire bi dafa maa woo ne ma man dama ciy def sama participation muy le président Idriss Seck ñu ko ciy gërëm de passage mu jàpp ci bu baax démb nag tamit waxoon na sax li ma ciy dugal noonu Rawane sama doom nga dama la ko dugal noonu rek mais bul tudd sama tur mais nit bu defee lu baax tamit dañ koy wax. action yi démb dañoo préparé ay méchoui ak lu toll ci 700 méchoui jot ciblé ay jàkka lu toll ci 50 jàkk yoo xam ne fii la nekk ci biir Thiès bu ci nekk ñu yóbbu fa buñ ci defee loolu amoon na teraanga lu toll ci boisson lu toll noonu amoon na ci teraanga lu toll ci beignet lu toll noonu tamit ñu ne woon nañ ko bàkkaarloo ci guddi bi ma nga xam ne mooy guddi alxuraan bi daal. waaw restauration nag ku ko wax moment bii ak Covid bi ñu traversé metti na waaye àdduna nag da mettit nag moo ñu fi tax a teg bu doon dafa neex rek kon yàlla du bindu àdduna bi yàlla day teg àdduna teg ay métit mais métit bu amee dafa am ay nu ñu war a doxee ñun boo yoree entreprise da ngay sóoraale ne mënul di xëy di neex rek chaque jour jafe-jafe mun na am bu ko defee nag yow mi nga xam ne yow yaa def entreprise def études yeeg yëpp di nga xam entreprise fu muy sooxee ak fu mu kii Covid nag bett na ñëpp waaye yàlla dogal na bi ñu ci génnee ba léegi wax dëgg yàlla ñi ngi liggéey ñi ngi sant yàlla liñ doon am xëy na amaguñu lu toll noonu mais man de en particulier sama restaurant yi nga xam ne moom laa teg fas yéene teg yeneen projet nga xam ne mi ngi en cours ci Sénégal fépp xam ne Sarafina yi sera à Dakar bientôt Mbour Saint-Louis ñi ngi ci te ñu ngi koy defar suñu propre fond lañ ko defee te loolu jom moo koy def fulla ak fayda Sarafina tamit dafa tamit ci bu ñu passé ci li nga xam ne moo fi jaar ñu def ko ci mosquée yi dafa boo ubbil buntu Thiès yi nga xam ne amuñu métier ci wàllu restauration parce que restauration dafa yaatu te dafa bëri jeunes yi dañoo toog seen buntu kër yi tey jii ñun boo xoolee fii am na ñoo xam ne fii lañ jàngee métier bi mokkalee ko fii ba doon fi ay kilifa ba formé fi ay nit tey man mi leen di fay dañuy teg seen i conditions ma leen di fay parce que dañ nañ ay chef fi te fii laa leen ko jàngalee ñu def fi stage ba doon fi lépp kon liggéey mi ngi Sénégal li fi nekk nag ñun Sénégalais yi dañoo bàyyi opportunité yi jox ko étranger yi ci wàllu restauration defe na ñoom rek ñoo ko war a def tey étranger bu jógee tey Guinée di fi liggéey nga koy fay benn 75000 tey jii am naa fi chef étranger yoo xam ne fast food rek la def il a 250000 ici am na ay ñoo xam ne tey jii man damay tiit ci wàllu pâtisserie mënatuma leen maîtrise chef cuisinier bi fi ne fii lañ ko jàngalee tey jii bokk na ñu fi ëpp moo gérant bi moo ko ëpp xaalis kon tey jii nit ñi nañu ñëw Sarafina ubbil na leen buntu ne leen pour ñu ñëw liggéey mi ngi Sénégal. globalement est-ce que secteur restauration mën na jouer rôle ci emploi jeunes yi parce que état bi ci loolu la taxaw instant yi. ah man de yéen est-ce que mën ngeen ci jàppale. man de mon côté xam naa ne mun na ne ndax tey jii ñu état tey am na foo xam ne mi ngi ñu fay seetaan waaye ñun duñ ko xaar xëy na dinañu fekk ci yoon bi ñun tey jii boo xoolee tey le groupe Sarafina toll na ci moment bi 63 personnes yoo xam ne tey jii 2 ans d'existence la ñuy def ku ci nekk yaa ngi sa salaire ñu lay fay te yoraluñ ci kenn 100 francs sama baat ci kaw léegi nag ñi fi nekk nag ñoo ko wane nag courage bi ñu wane li ci des nag jeunes yi nga xam ne dañoo yaakaar ne ñun war nañu dem feneen war nañ taxawal yeneen dañ leen a war a former avant ñuy dem foofu di fa fekk ñeneen léegi nag problème bi mooy que ne ñu ngi lancer un appel solennel di ko wax les jeunes ñi nga xam ne tey bëgg nañu formation bu dëgër Sarafina ubbil na leen buntam liñ fiy def yëpp ñoom ñoo ko moom formation lañ soxla ci ñoom te dëkk bi tamit ñu wax ñi nga xam ne tey jii am nañu ay projet nañ ko teg projet nag yombul mais yàlla buñ fi tegee dañ fee wàcce pour ñuy teg dara dimbali ñi nga xam ne tey jii ñoom ñi ngi suñu ginnaaw te mënuñu koo teg suñ ko tegee nag lu ne mun naa mais jom moo koy doxal mënuñu xëy neex Sarafina bi ñu koy teg teguñu ko mu neex dañ koo teg di ñafe tey ba mu toll fi mu toll tey jii ba fi ñu toll nii tey mun naa ne tey jii boo doon jàll le plus bel restaurant de cette ville c'est ici liñ ko may nag du kenn nag ku du suñu borom ak fulla ak fayda liñ ciy wax daal Thiès yi ak Sénégalais yi ñun ñu ngi tàllal loxo ñëpp wan ne leen bunt bi ubbil nañ ko ñëpp wan ne ne ñun tey jii liñ fiy teg c'est pour les Sénégalais ñoom moom Sarafina. sànq ci kàddu nee nga état bi benn instant am na fu mu leen seetaane. yow
ak ku mel ni yow nekk Thiès wala Mbour wala feneen état bi bu leen na leen jàppale tey ci lan la leen mën a jàppale ba après yéen en retour ngeen dimbali état bi ci politique emploi des jeunes. tey jii ñun état bi lu mu fi mu ñu mën a jàppee moom tey jii mooy ci investissement yi ñuy def mooy que ne ñu fexe ñun garanti nañu ci banque yi ba nga xam ne dinañ fa mën a jël dara bu ñu amee fay. parce que restauration du affaire fo métier bu sensible la te lépp ci commande la te commande yoo xam ne à tout moment da nga koy def restauration mooy loo xam ne tey jii lenn du fi fay machine yëpp dañuy tàkkandoo 360 jours yëpp. frigo yi dañuy tàkkandoo frigo glace yi dañuy tàkkandoo benn du ci fay te tey jii dañoo nekk ci moment boo xam ne tey wàllu courant dafa métti ci wàllu restauration loolu rek mënoo koo liggéey mun cee am bénéfice mais comme on le dit rek mooy que ne on baisse pas les bras état bi tey jii nag gestu restaurateurs yi. gestu woon na leen ci Covid bi génne na ay millions yu bëri ñu jox ko secteur restaurant. mais xam nga tey dañoo doon def état bi mu waxee loolu tamit buñ ne génn fi ay millions yu bëri ku mel ni man. état wu Sénégal bi mu ubbee restaurant ba léegi 1,8 million laa gis ne état bi jàppalee na ma ko bi mu ubbee restaurant ba léegi bu restaurant boo xam ne day drainer loo xam ne tey ji ci salaire rek kenn xamul nu mu toll Covid jot nga ne 1,8 million boo xam ne da nga koy fay dañ la koy dagg nga koy fay du loo xam ne état bi daf la ko may da nga koy fay ba mu mat loolu du ndimbal mooy dalaa joxoon rek pour dimbali la pour nga kii ak du daal fay ci courant fay ci quel emploi pour benn mois ak yooyu noonu mais tey ji loolu da nga koy fay ba mu jeex tàkk mais état boobu ba léegi ñu ngi koy xaar parce que secteur bii nag na ko leen élèves yi jàng tourisme yëpp nekk ci université yi ñun ñoo leen di employé après bu leen paree formation ñun la koy jox kon ñun la war a préparer ba nga xam ne ñooñu bu ñaaree ñu jox prêter leen ay opportunité ñu ñëw suñu entreprise yi mën a liggéey. d'accord léegi beneen question bi ci wàllu woowu moo di gis nañ ne denrée de première nécessité yu ci bëri amoon na yokkute ndax loolu xawul yàq dara ci seen liggéey. waaw yéen yëg ngeen ko bu baax. waaw ñun moom xam nañ ne yokku na mais Sarafina tamit base bi ma ko tegee dafa am leneen lu ci laxasu mooy kon dama ko teg ci ndimbal boo xoolee tey jii am na côté boo xam ne dama ko jàpp ne élèves yi tey jii ak étudiants yi ak ñiy liggéey ci boor bi yëpp ni xaalis bi waroon demee amee wuñ ko moo tax man mënuma yokk dara fii man tey jii bokk naa ne ci restaurant yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo fi gën a néew ay prix li ma ko defee nag du dara mooy que damaa xam ne réew boo ci bokkee rek dafa am rôle boo fi war a jouer du lépp xaalis tey jii élève bi bu jógee ba Silema war a jàng si fii nga mun ko jaay benn hamburger à 1500 mu pap yaayam joxoon ko 2000 mu war cee paas war ci dem moo tax hamburger dama ne ba ilaa yow mi diin Sarafina 1000 francs la fiy jar moo tax pour élèves yi am opportunité ak ñi nga xam dañuy añ ci yor benn 1000 francs mun a lekk parce que tamit dëkk bi nag tamit munuñ ne lépp ñun ñoo ko moom dañuy il faut que ñuy dimbali nit ñi ndimbal nag mooy li ngay yar moom ngay mun a wàññi pour ñëpp am ci accès mun a am 1000 francs jënd non Sarafina c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde Sarafina mun nga bañ sax am xaalis ñëw fi ñun am na comportement booy am sax ñu xam ne yow mii nii tey jii da nga fee war a xéwlu ñu yëkkati ko jox la ko parce que loolu tamit dafa bokk ci social bi tax moo tax Sarafina juddu. yow da nga yëngatu ci politique am. waaw maa ngi yëngatu ci politique te depuis très longtemps depuis 1996 ànd naag le président Idriss Seck bi ko Abdou Diouf nommé ministre du commerce ma nekkoon foofu noonu au 7e building ak sama nijaay biñ ci duggee ñu xeex ba jot alternance bi biñ ci duggee ak niñ ci génnee ci Ablaye Wade. biñ ci génnee ci Ablaye Wade ñu jàppale ba sama nijaay ni ko yàlla génnee àdduna muy Giraan Ndiaye maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko fi mu nekk ci barke weeru koor mu doon nit koo xam ne vraiment ko xam-xam taxawaayam ci wàllu politique. bi mu fi jógee nag ñu nekkoon ci boobu ba léegi nag mais temps yi comme dama newoon ci wàllu entreprise yi nii ma arrêté woon mais moment bi ñu toll nii nag nit ku ne da nga koy rendre li moom mooy le président Idriss Seck dafa am fu mu taxawoon sama kilifa googu waxtaan na ak moom wax na ma li mu bëgg ci Sénégal wax na ma ànd bi mu ànd ak ci Macky Sall ak yooyu yëpp wax na ni mu bëgg yéene bi mu am ci biir cette belle ville là nee naa ko nag comme man acteur de développement la danaa la ci jàppale danaa la ci taxaw ba fan yi ñu génn yëpp ñu ngi def ay rencontres yu mag tey joo boo gisee action yi ñuy def yëpp pour sensibiliser Sénégal yi wan ne li ñuy def Sénégalais yi tey joratul ay wax rek fa ñu toog nga leen di fekk la ñu soxla nga ànd ci ak ñoom jéem koo régler moo tax depuis très longtemps muy mois bee ñu génn ba ci koor gi laa ko arrêté maa ngi def ay action pour ñu jàppale nit ñi pour ñu sensibiliser nit ñi wan ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk wan ne Sénégal gii tey jii bu doxee ñun ñoo koy doxal politique nag dugguma ci pour dara dama ci dugg rek juste
pour moom mu tey ji mu xam ne taxawaay bi mu taxawoon sama waajur boobu man tey màgg naa ba war a taxaw foofu jàppale ko ci lu mu nekk. parce que tamit élection passé fii élection locale yi moom Idrissa Seck mu perte fépp ñu doon demati législative taxawaay bi ci yéen ndaw ñi ak ñi mel ni yow lan la war a doon. en tout cas daal ñun d'abord liñ ci war teg nañu stratégie boo xam ne incha allah bientôt dans 2 mois wala dans 1 mois et quelque di ngeen gisaat bu baax ban Idriss Seck moo nekkaat biir Thiès ban parti réew mi moo fi nekkaat et puis di ngeen ko gis fépp ci Sénégal waxtaan nañ ci lépp daal tey boobu ba léegi ñu ngi ci diggante Dakar Thiès Noto fuñ ci mun a dem rek taxaw nañ ci avant koor gi waxtaan ak ñëpp. Ceneba Xombol waxtaan nañoo ak ñëpp bientôt daal bu ñu jógee ci koor gi rek action yi dina commencé te man mi lépp lu ma ci war ci côté am rek dinaa ko def. mën ngeen relever défi bi parce que gars yi li mu daanoo Thiès dafa doy waar. laajal waa Thiès kan mooy Raoul politique moom bu ma ci duggee rek mooy que ne ci kanam laay jëm incha allah bu dee yàlla ànd na ci. te Idriss maa ngi ci wetu Idriss Seck te dinaa ko jàppale ba Thiès Sénégal yëpp xam ne moom tey jii fa mu nekkoon mi ngi fa. jógewu fa sax dafa am yu mu traversé am ci yu mu nekkoon te pare na. engagé wu na bu bientôt di ngeen ko gis ci promenade bi incha allah ah loolu nga yaakaar de waaw mais élection noonu la contexte élection yi ni mu demee woon la rek mais contexte yi di ñëw bu soobee yàlla ak yonte dina wuute lépp dinañ toogaat fii incha allah